jërëjëf Fatick kon jàngat bi ak Abdoulaye ginnaaw bi amee mbégte kon àndaat ak moom ci plateau bi moom mooy rek ba léegi tolluwaay jamono mbiram état de droit nag dañ koy wax parce que tolluwaay Sénégal li ko waral mooy bërki dem mu gis nañ ay borom xam-xam di ay jàngalekat nekk ci université yu Sénégal yëpp bind benn manifeste professeur maa ngi koy gërëm ndax tekkal nañu manifeste ci wolof mooy yéene nee na yéene mooy yéene jin am daal li ñu bëggoon Sénégal mel ko ci surtout état de droit bi ñu jàpp ni dafa commencé quand même jeng ñu ponk yu bëri nag Ablaye ñu daal di ko ci énumérer ñoom jàngalekat yooyu ñu bëggoon a déjà taxaw seetlu ci initiative parce que des fois ñoom universitaires yi dañ leen di critiquer na dañuy noppi wala di seetaan léegi nag ñoom dafa mel ni jël nañ seen responsabilité ngir bokk ci débat public bi. Chérif dañ naan ouf bu doon en français la ouf ci débat tolluwaayu réew mi boroom xam-xam yi jël seen responsabilité pour wax parce que bu ñu tollee jamono boo xam ne xalaat mooy tontu xam-xam dëgg day tumuranke xalaat mënul di tontu xam-xam parce que xalaat ku ne am na ko ku ne mën nga toog wax sa xalaat gis nga ko am na tribune yoo xam ne sax dañ ko def comme exutoire ci rajo yi ak télé yi muy wax sa xalaat pour bàyyi ku ne rek wax yëg-yëgam mais yëg-yëg warul di mën a tontu xam-xam xam-xam dafay tegu ci loo xam ne lu ñu gëstu la segg ko mu mën a jëriñ nit ñi parce que ki am xam-xam moom la gis-gisam gën a sori ki nga xam ne xalaatam ak bëgg-bëggam rek lay wax moo tax bu xalaat noppee bu xam-xam noppee xalaat jib dëgg day tumuranke moo tax ma ne ouf bi nga xam ne nii vraiment borom xam-xam yi génn nañu ci seeni laboratoire yeeg amphithéâtre yeeg bureau yi parce que souvent dañuy nekk dans l'entre-soi lu ñuy móol mu des ci seen biir ñu tënk ko ci ay rapports yoo xam ne buñ ko publier ci seen biir lay des ci ay revue yoo xamante revue yoo xam ne nii dañuy wax revue scientifique rek mais grand public bi amu ci accès boo demul di war a gëstu di def ay mémoire wala ay thèse yow doo ca jot duñu ko yaatal te xam-xam bi ciy nekk mën naa jëriñ képp koo xamante ni am nga xel di xel li nga d'accord ci nga bañ cee d'accord parce que nag dañuy wax xam-xam du caagan ñu wax ko ñëpp d'accord ci déedéet gouvernail la rek nga xam loo ci jàngat noo koy jëfee boo ko bëggee teggit nga xam noo koy teggee ndax xam-xam aussi xam-xam da koy teggi dañuy wax ni léeg-léeg droit bu ñu koy bind loi bu ñu koy bind ñi koy bind ñooy njëkk a xalaat nu ñu koy teggee mais ba léegi ci xam-xam la ñu koy teggee ak ci xalaat li tax nag ma ne xalaat warul di tontu xam-xam débat yu mel ni dafa baax ay intellectuels di ko def 102 téeméeri universitaire ak ñaar xam nga mënoo ne ñooñu mënoo leen a jiñ complot wala nga jiñ leen ni dañoo daje ruumandaat dara parce que jafe na quand même ñun ñii bu ñu nekkoon 10 mën nga ne déggoo nañu ci xalaat mais vraiment lim bi takku na. waaw mais tamit lim bu takku tamit bu déggoo ci xalaat tamit loolu tamit. alors xaw na déggoo bi ci xalaat Chérif moo loolu mooy nu ñu dugal ci fond wu document bi. ci fond bi ci xalaat bi principe la ñu teg. te ni ñu indee lettre bi moo war a tax nit ñi am ci benn dégg-dégg jàngat dañu ne am na régime yoo xam ne nii ku ne tey bu ñu la tuddalee Bokassa nga xam ni dictateur la woon empereur la woon boo xamante ni ni c'est-à-dire lu dul waaw amul ci nguuram ñu tuddal la Idi Amin Dada nga xam ne lu dul ne ko waaw xewul ci jamono ñu ne ba ñuy xew ay boromi xam-xam ñoo wàcc seen ànd ci ñaari anam wa ilaa ñu noppi ñu xam noppi ndax ragal wala ragal ku yàq seeni teranga wala ay borom xam-xam yoo xam ne ànd nañu ñoom di leen layal ñaar yi mooy lal nguuru dictateur ñoom universitaires yi nag ñuy artu ñu ne jamono day dox ci jamono boo xam ne noppi complicité la noppi bi mooy artu ci ne suñu réew mi kat état de droit mu ngi fii bëgg a sëngéem fi ñu ko teg débat la boo xam ne mu ngi ci grand place yi du débat wu xam-xam sax parce que mu ngi ci grand place yi tey ban grand place ngay dugg bu ñu la dul ne non justice bi dafa jeng xam nga loolu soxlaatul dem ci laboratoire université wala assemblée bi nangam assemblée bi dafa péete séparation des pouvoirs amatul te dañu teg ay jéego yoo xam ne nag parfois da lay pousser nga xaw koo gëm
parce que bu ñu demee ba bu ñu nee assemblée nag bu kilifa gi ne assemblée nag lii ngeen bëgg ñoom du ñu xalaatati la cay seen cër. bu leen nee sax summeeku leen. delloo ma li nga xam ne ci seen cër la te constitution bi jox leen ko yéen en tant que assemblée nationale. ñu ñoreeku delloo ko di ay pouvoir constitutionnel yoo xam ne constitution moo leen ko may. ñu leen ciy ñori. ñuy nangu di ñoreeku di ko delluwaat beneen pouvoir bi nga xam ne nii moom la ñuy wax pouvoir exécutif. bu boobaa universitaires yi artu ne lii mooy dérive yi nga xamante ni mën nañoo yóbbu ci li nga xam ne tey ñun ndamawuñu ko te mu xewoon ci jamono. mais naka la ñuy def laay ba manifester boobu nekk à la portée de tout le monde car ndax bu ñu nee universitaire daara yu kawe rek dañ naan milieu intellectuel bi la mais li ñu def ci njëriñ quand même 102 universitaire di ay borom xam-xam yi mag yaakaar naa li ñu def ba tënk ko dafay jaadu askan bi ñëpp mën koo dégg mën a xam li ñu wax liñ ci wax. c'est très dommage te xëy na ñun la universitaires yi aussi bu ñu bëggee yaatal seen xalaat. ci ñun la mën a jaar ci médias yi la mën a jaar. manifeste boobu waroon na am écho beneen bu dul annoncé rek ni am na 102 yu bind. ñu jàll. gis nga loolu dafa jaroon ñi ko bind ñu taaj leen taaj ñoo xam ne ni xëy na jàpp nañ ni ànduñoo ak ñoom xalaat. bokk nañ ni bokkuñoo ak ñoom ci kuréel parce que 102 yooyu du ñu jàpp ni universitaires yëpp. d'accord nañu ci. mais débat d'idée boobu ñun médias yi bu ma wax ñun parce que ñun ñu ngi ci médias yi ñoo leen waroon dimbale. mu tegu ci penc mi. muy lu ñuy waxtaanee. mu bañ a doon wax sa xalaat rek ci mbirum attention mu préciser. amul fenn yoon fu universitaires yooyu manifeste yooyu tuddee mbir mi nga xam ne nii moo xew ci jamono. junj nag doy na borom xel. muy coowal Ousmane Sonko. waaw junj nag doy na borom xel. waral ay gaaf. waaw ci. lu ñu jàpp ni léeg-léeg justice dañu koy joxoñ mu def te du sañ a ne déet éléments yi ngay waxam dafay def enquête léeg-léeg du ñu sañ a enquête ci fu arrangé wul ña nga xam ne ñoo leen jox ndigal loolu yëpp dañ ko juñ nag doy na borom xel loolu moo tax ma ne lu ñu waroon a waxtaanee la teg ko ci penc mi mais da ngay gis léeg-léeg suy mel noonu amee di débat bu fi mag bu amoon boo xam ne ni bu waroon amal njëriñ askan wi la mais li nga wax ni que fi mu génnee bokkut ak li lëmbee jamono instant bi mais tamit ci instant boobu la génnee est-ce que loolu tamit du jox crédit que ni ñii nii ay politiciens ay intellectuels politiciens yu laqatu lañu gis-gis la mun nañ ko nangu mais da ngay gis ni seen propos liminaire mooy ñoom dañoo jàpp ni wax jot na parce que aussi boo bàyyee ba waxtu wax jot waxuloo waxoon naa ko moom yaa ngi dellu si ci complicité bi nga xam ne ni ñoom moom la ñu teg comme principe de base et cité nan ku mel ni Cheikh Anta Diop benn publication taxaw 18 voilà 1979 c'est-à-dire ñun fii Sénégal tumuranke nañ lépp lu dul xam-xam bind tënk li ñuy def kay mooy dañuy bàyyi xam-xam wi jël borom xalaat yi te ñooñu émotion ak péeti ak parparloo la ñuy wax la ñuy wër buzz. voilà mooy loolu rek c'est-à-dire ñooñu moom xalaat ku ne am na ko day jot nit ñi wax seen xalaat baax na exutoire la mais bu ñu demee nag ba jëmmi jamono xam-xam dafa war a jëlaat place am waxuma ni dafa am ñoo xam ne ñoo moom yenn débat yi déedéet parce que ku ne am nga droit wax sa xalaat mais bu yeggee ci benn jamono dama lay fàttali laay li koy dëggal sax mooy contexte bi ñu nekk ak Covid bi on a vu que quand même borom xam-xam yi ñoom leen gën a dëgg yow fii bi ñu fi doon def point corona on a reçu combien de ay nit ñoo xamante ni seen xam-xam ci lan màcc ñi xamutoon noppi Chérif damay fàttaliku am na suñu benn téléspectateur Amérique la nekk xamuñu ko woon vraiment mais daf ñu yónnee message bu daw yaram ci jamono jooju mu ne ci diiru 5 mois yi moom xamuloon ni Sénégal am na borom xam-xam yu toll nii parce que diiru 5 mois ñi nga xam ne ñooy buzz bi tey wax dëgg fa yàlla déggoo leen ñoom sax dañu confiné woon seen kersa woon nañu sax ñëw ci média yi parce que xam nañ ni ñoom la leen di yëkkati ci mbëng-mbëng beeg tel jéeg yooyu absolument soxalu leen woon ñoom daw ba raw la ñu bëggoon noppi woon nañ waaye ñu nit loolu intéressé tuñu woon borom xam-xam yi nga xam mënoon nañoo gindi nit ñi Sénégal comme tous les autres pays saalito nañ ci Covid bi ñu ne médical la docteuru Sénégal yëpp génn ñu dem ba ne yëf yi nekkatul médical engagement communautaire la laaj suñu socio-anthropologue yu mag yi professeur Cheikh Ibrahima naka Faye Sylvain Faye ak ñeneen génn suñu universitaires yu mag yi génn borom xam-xam yi Sénégal tumuranke nañ lépp ba mu des borom boo xoolee manifeste bi mais dafa neex sax ci ngay lire tur yi da nga naan voilà lii Sénégal c'est-à-dire
amuñu ci natt amuñu ci sax gam-gamle voilà mais dafa baax léeg-léeg ñu aligner tur yi borom xam-xam yaa ngi nii jël nañ seen responsabilité wax nañu ngal la bu leen al toppe yi tontu ña leen war a tontu mooy seen biir débat d'idées la dama lay fàttali dafa am débat bu am solo boo xam ne amoon na Sénégal bu yàggul boobu ak léegi war na tollu at mu waroon doon débat bu fécond diggante borom ñaari xam-xam yoo xam ne dañ Sénégal dañ adduna bi daf ñu leen naw muy Souleymane Bachir Diagne Boubacar Boris Diop ñu nekk ci seen débat bu am solo boo xam ne ñu ko deloon ci est-ce que njàngale bi dañ koy jaaralaat ci kàllaamay wolof am déet Boris ku ne xam na ni défenseur u Cheikh Anta Diop la ci ni mu gëmee ni wolof dafa war a duggaat ci njàngale mi à la base Souleymane Bachir Diagne li muy défendre mooy njàngale naam suñu kàllaamay baax na mais langue géopolitique yi tey boo jàngalee ci wolof rek doo sori loolu débat la boo xam ne ni dañ ko war a suuxat mais li tax demul ndax débat bi demul ñi ca dugg ci ku nekk naan maay supporter Boris kii naan maay supporter Bachir yàq ko ñu dugal ci ci bokkul xam nga ku ñi ci dugg di saaga diw traître nga parce que yow nekkoo fii Amérique nga nekk ñoo lay fay dugg fii kële ñu naan ko mosoo prouver dara ci intellectuels yi mel noonu nga xam adduna bi yëpp ñu leen naw ñooñu war nañ leen bàyyi ñi ciy dugg sax ñooñu gis nga bu dee tubaab bi la dañ ciy profiter organiser ngandam symposium boo xam ne nag dañ koy teg ci penc mi ñëpp yëg ci seen bopp gis ci seen bopp deuxième exemple boo xam ne nii war naa tax ci lii bu ñu ko suul bi fi professeur Zouanke professeur de droit boo xam ne nii kenn na tablewul xam-xamam ci réew mi bi mu fii njëkk a wax ni attention constitution bii troisième mandat xaj na ci leerul bi mu koy wax non nit ñi dañ ne charlatan bi lu muy wax nii ñi ànd ak président Macky Sall sax dañoo ne kii dafa bëgg a taal réew mi lan moo ci mujj tey kuy waxal yàlla nangu nga ne xanaa ñu tënk ko ci kaddu président Macky Sall moom moo waxoon mooy li nga doon waaye ci wàllu droit mën naa nekk ñëpp jàpp nañu ni tey constitution bi tënk ko waaw mais waaw xam nga tamit fo côté boobu tamit lañ ñenn ñi di ŋàññee borom xam-xam yi parce que borom xam-xam yi bind loolu xamoon nañ ni porox ndoll boobu kii nit mën na ci sukkandiku te leeral ko dañoo bàyyi Cheikh xanaa fàttaliku woo propos liminaire u manifeste bi ñu ne régime dictatorial bu ne dafa ami intellectuel yoo xam ne ni ñoo ko wër wa ilaa ñu noppi wa ilaa ñu koy sax xelal dëgg la li nga wax dëgg la constitution boo gis mooy li ma waxoon rek droit sax bu ñu koy bind dañu naan ñu koy bind balaa ñu koy bind réfléchir nañ ci nañ koy contourner avocat yi léeg-léeg ci ay prox ndollu la ñuy jaar pour annuler décision de justice boo xam ne ni ñoom xam nañu ko noppiwaale ko ay vices de procédure ak yooyu ay prox ndollu la yoo xam ne ni nit da cay jaar ba annuler la nga xam ne ni droit moo ko teg nit ci lu sew ba duñu àtte la nga xam ne ni mooy fond ba droit dañuy àtte fond ak forme léeg-léeg nit ñi jaar ci prox ndollu forme bi mooy li naan dañuy muslu booy muslu aussi borom xam-xam bu saay maanaam loolu lay undu borom xam-xam bu xam nga man li ma gënal mooy ku xamul te doon njublan moo gën borom xam-xam bu naafeq bu borom xam-xam bu naafeq wala borom xam parce que borom xam-xam bu naafeq day layal njublangam dëgg la te léeg-léeg dalay yey ci xam-xam te loolu dafa garaaw borom xam-xam mun nga togg ak moom mu layal loo xamante ni nii gis nga président François Mitterrand daf doon wax ni pour le droit j'ai Badinter Robert Badinter pour le tort j'ai Jacques Vergès Jacques Vergès avocat la boo xam ne mën naa layal jinne sax mën na koo layal am ci ndam parce que yi muy def la day ruube sax ba rëcc Omar Radad Carlos Omar Radad terroriste yu mag yi c'est-à-dire moom moo fi nekk avocat bi nga xam ne nii da daan Saddam Hussein da daan ñeme dem layool ki nga xamante ne nii avocat yi sax dañuy yàpp yii kii moom bu ñu ma tuddee sax ci avocat la ma yàqule moom mu dem assumer ko te léeg-léeg nag mu am ci ndam gis nga loolu mooy rejoindre li ngay wax léegi borom xam-xam bu jubadee mën naa indil réew musiba boo xam ne nii war naa tax ñu bàyyi xel manifeste bii dama ci gis nag dafa am débat boo xam ne jiitu na balaa ñuy tëj Moussa Sène Absa bind na bataaxal boo xam ne waroon nañ cee taxaw bataaxalu émotion la homme de culture bataaxalu émotion la mais nga gis Abdou Latif Coulibaly moo ko tontu droit am la Latif yey na pour tontu waaye xam nga tontu bi li tax mu yàqu
ku ne xam ne Latif war naa mën a tontal président de la république xam nga loolu bu wax ju yàqu la nga ne tontu lu ma président de la république. loolu wax na ko ba mu koy tàmbali. ci tàmbali mais loolu wax ju yàqu la loolu la tubaab di tudde prétérition mooy maanaam ma wax man ma leen noo tontuwuma la sax waaye. fekk yow lay tontu. waaw ruube naa la mais li tax mu doy waar mooy Moussa Sène Absa dafa def lettre émotion boo xam ne xëy na day voilà yëg-yëgam rek la wax. ku ne am na yëg-yëg mooy li ma doon wax sànq rek xalaat ak xam-xam bokkul. li mu wax du woon lettre xam-xam du woon lettre histoire lettre yëg-yëgu jamono ji la mu ne réew mi toll na foo xam ne yow sama xarit Macky Sall voilà defal attention nañu delloo si Abdou Latif Coulibaly delloo ko ci histoire ne ko yow boo jógee tey di wax ni réew mi toll na foo xanaa da ngaa vivrul 1962 bonte boobu xale nga woon xanaa da ngaa fàtte 23 juin est-ce que réew mi mën nañoo toll ci tout le temps di comparer ne tey bu méttee démb gënoon métti kon garaawul parce que loolu lañ ciy dégg boo yëkkatee kaddu tey ne tey dëkk baa ngi bëgg a tàkk xanaa da nga fàtte 23 juin pourtant dara mujjul ci am loolu la ñu war a éviter daf ko tontu moom alors que les lettres bu très courtoise la def ak émotion moom daf ko tontu bu ñagas tontu tiiñal parce que loolu mooy transparaître ci lettre Abdou Latif Coulibaly te Latif gëm na loolu nag man gëm naa ni waroon naa gën tontu bu ñagas boobu parce que loolu mooy indi yenn yi. mais gars yi tamit gis na ni ku mel ni Ibrahima Sène PIT moom it tontu na leen de. boobu xam nga lu garaaw du may faral di nekkuma ci sax réseaux sociaux yooyu waaye léeg-léeg ma yërndoog yooyu concours bi nga xam ne am nañu ko lancé ci bi manifeste bi génnee réseaux sociaux yi kuy njëkk a tontu lii ban plume mooy njëkk a tontu c'est-à-dire ñu bëri maa ngi seen ak surnom yi ñu ko tuddee yëpp. far mu tombé. te da ngay gis ne tontoom aussi vraiment demul ci tontu ay universitaire moom Ibrahima Sène borom xam-xam la am na ko kàngam la ci wàllu politique donc du tontu péete mën nañ leen a tontu ci wàllu droit ci wàllu xam-xam parce que président la am na universitaire yu d'accord ak manifeste universitaire yi noonu la ñuy suuxatee débat te loolu mooy njëriñu réew mi mais bu fekkee ni souvent bu ñu waxee xam-xam borom xalaat yi ñëw ne dañuy tontu dëgg day faral di tumuranke te du ñu dimbali askan wi ci gindi leen man en tout cas vraiment suñu plateau bi dañuy. mais problème mooy dafa am exemple ay borom xam-xam yoo xam ne comme ni nga ko waxee dañuy wàcc ci cadre xam-xam bi ñëw ci xalaat bi. di fekk ay borom xam-xam lañ. parce que Latif borom xam-xam la comme ni nga ko waxee seen tamit borom xam-xam la. am nañ ci droit c'est-à-dire waxuñu ni borom xam-xam du am péete am nañ ci droit mais looy def aussi na leer na ligne yi leer gis nga Latif ni ligne am leeree ni nekkatul journaliste moo ko wax. noonu la lii ñam leeree ni politicien la. il l'assume. ça ne veut pas dire que amul droit wax non attention am na droit wax. mais dama ne ci lettre Moussa Sène Absa ak tontu Latif c'est-à-dire y a un écart c'est proportionnel ci Latif ni mu waxee dafa wax pour tiiñal Moussa Sène Absa parce que wax yi dëgër na ñagas na xaste la te Moussa Sène Absa gënale woon na boppam moom. xas président Macky Sall wala ŋàññi ko lettre am bi amul ŋàññi da doon ku doon woor ak ki ne réew mi daal man yëg-yëg te ku ne sax man mais yaayu Mamadou Diop martyr du 30 janvier 2011 kan moo ko sañ a xool ne ko événement 62 yi moo gënoon a metti moom li gën a metti pour moom mooy bis bu doomam tëddee le 31 janvier donc nekk fi di comparer ay événement bii moo gënoon a metti bële moo gënoon a metti mais 8 février bii image yu ñu fi gis mënoon nañu am des Mamadou Diop bis auto police boobu romb xale bi fresco kooku bu ci yàlla deful woon jàmm tey leneen la ñuy wax alkaati bi xale yi doon xëcc pour wàccee ko ci oto bi kooku bu wàccoon oto bi keroog du mate kon du ñu nekk fii tey di wax donc événement yu mel nii gàttandu ko artu ci lu baax la muy rejoindre beneen initiative bu fi jàlloon bu ñu waxtaanee woon te on va faire encore notre mea culpa ba léegi lijjanteeguñu suñu jàngat bi ni ñu ko bindee ñoom ñii la ñoom professeur Bouba Diop ñii ñoo bindoon loolu ñu fi waxtaanee woon benn bés ci jubbanti mbind mi kàllaama yi gis nga loolu sans savoir que dina fi ñëw tey dañu ci réjouir woon universitaires yi jóg ne suñu kàllaama bi ñuy gën a utiliser nañu jubbanti waxin bi ci ni ñu koy utiliser ci médias yi c'est très bien ni ñu ci félicité woon noonu la ñuy félicité manifeste bi aussi je pense que xam-xam la réew mi war nañuy tàmm débat xam-xam man damay naw yenn réew yu mag yi tugal ak yooyu
bu li mel ni amee mais c'est-à-dire dañ koy suuxat. dañ koy suuxat nekk ci wax ci ba dara génn ci. lii warul yem fii rek. Très bien. voilà ci xam-xam. très bien merci beaucoup Ablaye li nga indi si jàngat bi amati na solo te reste avec nous ñu dalal sunu invité professeur Bouba Diop.